dañuy daal di ñëw rek jëli suñu rubrique actualité. ay voilà mu ngi noonu actualité si ñuy daal di dugg sans détour ñu doole ko ak Walf Quotidien bu baax bi comme d'habitude affaire Sweet Beauté Adji Sarr brise la glace mu mel ni ki démb Adji Sarr def na jano ak sénégalais wax yëf yi na mu demee woon ci diggante moom ak Ousmane Sonko mi mu tuumaal wàllum viol. Alors la première chose que j'ai faite. mooy dama doon seet comment est-ce que cela a pu être justement organisé. Il me semble que c'est un avocat de Adji Sarr, un des avocats les plus tonitruants de Adji Sarr, qui a eu à organiser avocat bi gën a fës gën a contre Ousmane Sonko moo organisé loolu il me semble. xale bi nee na ce que j'ai retenu nee na Ousmane Sonko violé na ma Ousmane Sonko menacé na ma. Ousmane Sonko yenn wax yi sax amaana kersa warul mën a may nga koy wax. Effectivement ci lu ñaaw loo xam ne nee na Ousmane Sonko def na ko nee na en dernier ressort Ousmane Sonko ëmbal na ko. C'est quand même curieux parce que nee na ëmbal boobu mu ko ëmbal sax waxoon na ko sa patronne Ndeye Khady Ndiaye ba mu ne ko mu yàq ko. Oui, c'est grave et les Sénégalais doivent savoir parce qu'il s'agit d'un monsieur certes né en 1974 mais quand même reconnu par un bon tiers de l'électorat sénégalais. Troisième aux élections présidentielles am ay ambition pour réewam am ay nit yu am valeur nekk ci kuréelam boobee tudd Pastef pour lan pour ëllëg xalaat ni war nañu liggéeyal seen réew pour réew bi am ngëneel ay sénégalais yaakaar ci ñoom te waruñu am déception par rapport à ce que elle vient de dire la Adji Sarr. C'est grave, je suis scandalisé parce que quand j'entends certaines choses surtout quand elle dit que ni bi muy wax ni jabar ji wax na patron na mi ni dafa bëgg de Ousmane Sonko daf ko ëmbal et que moom il faut absolument ndaw si daf ko proposer ne ko il faut que nga yàq biir bi man ci ñaari angle laa bëgg a waxee benn bi mooy nee nañ ko mu waat Ousmane Sonko a le choix pour def ñaari mbir xelu nit kese la nag ou alors dafa naan maa tey man d'accord naa maa tey man d'accord naa parce que ku nekk am nga sa vie privée ou alors parce que gëm na ni dañ ko tuumal te tuumal boobu metti na parce que dafa am njaboot am ay jabar am ay parents mu jóg taxaw mu ne jël alxuraan parce que jullit la parce que gëm naa ni ku gëm yàlla la mu taxaw bu boobaa mu wàcc alxuraan waaye bu boobaa bu mu yem foofu kese bu boobaa na jóg nit ñi képp ku fi aspiré jiite réew képp koo xam ne am nga ay ambition pour réew mi képp koo xam ne président de la république nga wala mës nga ko doon jëlal sa loxo ci kaamil nga waat ni man musuma séq ak keneen ku dul sama jabar dégg ngeen ma. dégg nañ la bu baax. bu mu yem foofu bu ñemee moom bu ko wóoree dañ ko accusé bu ma nekkoon ci place am na jël alxuraan teg ci loxoom waat ni lii amul wala bu ko neexee aussi mu ne maa tey waaye bu weesoo loolu bu mu yem foofu quel que soit ñaari hypothèse yooyu bu mu ci jël solution yooyu ñaari yooyu bu mu ci jël. quel que soit loolu na digal aussi autorités yi ci ay conditions képp koo xam ne yow yaa ngi jiite réew wala mës nga jiite réew wala bëgg nga jiite réew wala nga am ay aspiration yaa ngi wax sénégalais yi
ci yow li nga xalaatal sa réew parce que da nga bëgg a nekk président de la république. bu boobaa yow it taxawal nga ne lii di tromper sama jabar musuma seex ak keneen ku dul sama jabar wala musuma seex ak ñeneen ñu dul sama jabar. samay jabar eh bien naa jël sama loxo ci kaamil ma waat ko comme ça loolu am sens parce que finalement boo gisee ma wax loolu. parce que je suis quand même choqué finalement. Qu'est-ce que ça veut dire de tromper sa femme? Qu'est-ce que ça a à voir entre la gestion d'un pays? Est-ce que c'est parce que da ngay tromper sa jabar? Est-ce que da nga leen baax li ma leen di wax nag est-ce que c'est parce que da ngay tromper sa jabar wala da ngay seq ak keneen ko sa jabar que doo nit ku baax wala parce que waroo mën a jiite réew wala est-ce que da nga war a tromper sa jabar te kenn waru ko xam parce que beneen image bi nga war a am moom mooy war a mën a tax ñu lay gisee image boobu kese que am nga droit daf leneen loo xam ne l'essentiel mooy bu la kenn jàpp lu yonent bi doon wax ni lu Jésus daan wax Jésus Christa bi ñuy xamal lu waaj a defoon ba ñu koy bëgg di sànni xeer di koy lapider mu ne leen xaw ma histoire bi nu mu demetee sama benn kilifa moom ma ko doon nettali mu ne leen képp koo xam ne li mu def musoo ko def jëlal xeer nga sànni ko kenn musu koo sànni xeer parce que ku nekk sa doju xeer yaa ngi ko téye parce que xam nga li ñu laaj ndax yow concerné la wala déet donc à la limite ci gàttal je dis que c'est une honte Fatouka il faudrait qu'à un moment donné qu'on arrête parce que lii ce n'est pas un problème pour que waa ji mu mën a jiite réew wala mu bañ a mën a jiite réew parce que am na ñoo xam ne nee naa leen fii ci njëlbeen am na ñoo xam ne li ñu def ci réew mi buñ leen ko waxoon Sénégal mu tas kon il faut arrêter d'humilier les gens parce que képp ku fi def yàlla rek mooy Karim parce que xam nga lu tax parce que dafay gis te du wax te du toroxal du wane te pourtant ku si nekk ku si toog croiser sa bras jàpp sa ñàmbur yéen ñii di may seetaan doon ay góor taxaw ci sa seetu yow kese ci sa xel ak yàlla bu la neexee nga fay lampe douce bi nga xalaat ndax yow mus nga seex ak keneen ku dul sa jabar góor yi laay wax nag waxuma jigéen parce que Ousmane Sonko moo ñeente sa tey musoo seex ak keneen ku sa jabar nga toog nga taalaat lampe bi nga génn nga tëj douce bi nga dem sa yoon sol sa yére dem sa yoon yaa xam ban xalaat nga am sa bopp ak nan nga génnee nan nga soloog nan nga demee yow yaa bàyyi li ngay bàyyi sa xel ba pare mais bu dee loolu Aliou Sow nga baal ma ci dagg bi bu dee loolu kon est-ce que jar na coow lii yëpp li am jamono jii nii yëpp taal beex nit ñi di si faatu yooyu noonu parce que c'est vrai que am na ñoo xam ne dañoo maar peut-être si gestion président Macky Sall mais l'élément déclencheur mooy problème bii nii entre Sonko ak Adji Sarr bu dee constat bi nga def ni jàngat bi nga ñu won léegi nii ndax jar na lii nii yëpp kon jaru ko xam lu tax jaru ko d'abord pour une raison boo xam ne man dama ko xam te dama leen koy jébbal yow Adji Sarr xam nga ni Ousmane Sonko violé wu la yow Adji Sarr sa axulaay taala yow xam nga ni Ousmane Sonko violé wu la xam nga lu tax ma ne Ousmane Sonko violé wu la parce que yow ci sa bopp yow Adji Sarr toog nga ne Ousmane Sonko violé wu ma yow li nga wax ni Adji Sarr ce n'est pas la première fois nga koy wax yow jàkkaarloo bi nga def ni tey jii ne ak ay nit bii mooy ñaareel bi première bi nga jàkkaarloo war ak ñoom nee nga leen Ousmane Sonko musuma ëmbal ëmbuma enceinte ma waaye bi ma waxee déglu leen bu wax li ma leen di wax bi ma waxee sama patron ni dama ëmb ba sama patron ne ma pour ma dem yàq biir bi c'est parce que dama ko wax rek parce que dama bëggoon sama patron bàyyi ma dem parce que dama waroon bàyyi moo tax ma waxoon loolu sama patron yow loolu wax nga ko ci interview bu njëkk boo def avant bii nga def nii talaata la woon non du man du ma waxantu talaata la woon li coow gi bari yow samedi interview nañ la talaata la woon ca coow ba coow bu njëkk ba talaata la woon samedi ba coow ga jib na
yow ci sa bopp yow nee nga ëmbuloo da nga doon wax loolu sa patron bi parce que tout simplement dafa am loo bëgg mooy da nga bëggoon mu bàyyi la nga dem parce que da nga bëggoon bàyyi waaye ëmbuloo dara jotu la waaye nag ci wàllum coro diggante góor ak jigéen ku ci nekk na nga bàyyi sa bopp ak yàlla ndax xam nga lu tax moo taxoon ma wax leen loolu ma leen wax noonu sa njëlbeen te waxtaan bi pour que ku ci nekk ci Sénégal léegi bu dee loolu lañu bëgg ku ci nekk bala ngaa jiite réew nga jël sa loxo ci kaamil nga waat billaay sa mandat du yegg da nga lakk wala da nga torox. ayca ñëwal rapidement pour ñu mën a jaar beneen interview bu Adji Sarr defoon te génnul. effectivement. loolu nga bëgg a insinuer. li ma koy leer. information yi leer. talaata lay wax ni. talaata la woon. léegi boobu sax coow bi yaa ngi ni fàttaliku benn talaata la génnoon. ca samedi ba Adji Sarr def na interview. interview boo xam ne dañoo fulite woon kanam. toogaay boobu. toogaay boobu kenn violé wu la Adji. il faut arrêter quoi. il faut arrêter ce. li def c'est moche Thioro. man li ma metti rek mooy que. dinañ fi violé ti nit te nit ki dootul am sañ-sañu génn wax. Thioro commencé man seetlu bu baax. commencé na. dinañ fi violé ti nit ki du génn wax parce que néewal nañu jëf ji. te it dafa garaaw torop wàllum taat waxi taat di taal réew waxi taat chaque jour pendant 1 mois ñu ne ci waxi taat di ci wax te fi ñu ñëwaatee Aliou Sow mooy que mbir yi seddoon na fan yi parce que ku ci ne sa xol giifoon na ci mbir mi ba ñëpp toog noppi sunu mag mu baax mi sunu kilifa gii di sëñ Mountakha Mbacké ñu koy ñaanal mu yàgg fi te ba mu génnee wax defe naa lépp gënoon na mën a sedd ndax ndàmpaay li mu joxe rek amaana sax xaalis du lii mais symbole la am na loo xam ne def na ko ba mu xaw a sax neex ci xolu askan wi yaakaar naa ne ku bëggoon jàmm di nga bàyyi mu sedd mais man li ma gën a jaaxal mooy man bi ma gisee démb ñu ne day wax je t'assure fi ma toogoon dama ne day wax pour jéggalu askan wi waaye tam wax pour gën a apaiser mais bi mu waxee man damaa tiit ruus ba damaa fay fi ma doon seetaanee dem sama néeg tëdd parce que jaaxle ak man xale yi nga xam ne ñu ngi leen doon gis ñu doon def ay vidéo fan yi kenn est-ce que sóor nañ leen ñu doon def ay vidéo di wax ci waxi viol gis nañ fi xale boo xam ne nii semaine bee passé papaam dafa génn ñëw ba ci Jamra sax mujj cee dugg xale bi di wax ay waxi viol di décrire li Adji Sarr wax te boo Adji Sarr waxagul de mu mel ne xale bi dafa fekke woon li Adji Sarr wax da ko wax ak moom xale bu ndaw xale bu amagul 10 ans di expliquer waxi viol ak nan niñ ko waxee di ko laaj ndax yow dañ laa violé xale boo xam ne warugul xam sa waxi taar nan sóoraale yooyu tam d'accord ayca ñu daal di jàll rapidement Aliou Sow 4 minutes je pense moo ñu dese ou 5 ci li nga xamante moo di le mandat ñu wax ci leneen loo xamante cette fois-ci c'est pas Sonko ak Adji Sarr alors y a 2 informations yoo xamante ne war nañ ci mën a wax mais bala ñuy tàmbalee ci bu lay ne ñu wax ci li nga xamante mooy am fële ca Jidda Caaroy Kaw wala ñu wax ci Malick Gakou. Je suis scandalisé par ce qui se passe à Jidda Caaroy Kaw. D'accord donc kon moo nekk à la une de le mandat insalubrité à Jidda Caaroy Kaw défécation à l'air libre. Eh ben bu dee xam ngeen Sénégal fan mooy Jidda Caaroy Kaw. voilà daa nekk sama ndaw. ma kaa xam. ndeysaan xoolal dama bëgg ngeen xam ni foofu ku bëgg a dem ginnaaw kër ku bëgg a dem cabinet eh bien amoo foo koy defee ca mbedd ba nga koy defee fii Caaroy nu mu tudd waxati ma ko. mi ngi nekk Jidda Caaroy Kaw. Jidda Caaroy Kaw. Icotaf la nekkee ba ñëw foofu. ba Sénégal ci capitalu Ndakaaru. ñetti baar waaw. loolu moo fi am léegi donc lu ñu sénégalais yi ak mala yi foofu mala yi li ñuy def fi ñu koy defee noonu la ko doomu Sénégal yi dëkk Jidda Caaroy Kaw di defee. À qui la faute? Au lieu que on s'occupe de lii nga xam ne moom mooy dëgg lijjanti doomu aadama yi xale yi jigéen yi ñi ngi bëgg a dee ak feebar boobu feebar bi nu mu tudd feebar bi nga xam ne da ngay am infection ay infection la ñuy am infection urinaire infection surtout les femmes parce que toogaay yi baaxul parce que fu nekk da ngay gestu def li ngay def xale yu mag yi am 10 ans 12 ans ay potu sambour la ñuy pot de chambre la ñuy toog pour dem toilette loolu moo am biir Ndakaaru fii nii en toute banlieue toute proche fii ci biir Ndakaaru Sénégal adduna xam leen loolu fii ci Sénégal ou un pays où yi nga xam ne
ay oto yoo ay directeurs généraux yoo xam ne ay 15-20 millions la ñuy gagné di am ay oto 80 millions lii mooy Sénégal au lieu ñu lijjanti loolu trouver ay urgence dans ce pays fexe ba def seen kamtalaay kattan ba ñu lijjanti problème mu Sénégalais ñii di xiif ñu xiif yéen mais nit ñi nekk foofu nee naa leen xam nga lu ñuy dundee bu ku ci bëgg a dem ginnaaw tool xaw ma ginnaaw lan lañ koy waxee ginnaaw kër tuur dugub ku si ko bëgg a def da ngay def comme xaj yi ñuy def foofu ak muus si ca dëkk ba fii Djiddah Thiaroye Kaw loolu moo fa xew il faut aller voir et aider ce maire là Cheikh Dieng parce que c'est injuste dans un pays qui s'appelle le Sénégal nga ñuy bëgg rey dañu bëgg rey ndax laal na ko laalu ko et alors waaye bu ñu génne woon ñi ku laal ku nekk nu muy def bu ñu génne woon ni kan moo laal ku nekk yàlla génnee photo yi teg ko kenn mësu koo gis dama ne kaw loolu mënul lu nekk dama ne nañu lijjanti problème mu Djiddah Thiaroye Kaw bii boo gisee ma ñu def ci tey en priorité c'est parce que c'est pour que bañ a waxati waxu Ousmane Sonko machin di ñu bëgg rey ak seen yooyu